yéen kaay yeeg El Hadj Assane Gueye. observateur xëye mbiram paluk premier ministre gi ñuy xaar boobaak léegi ci réew mi ak ni mu ko waxee diisaayu xaar bi ministre yi fi ne ku ne boobeeb xaar dafa yemale say yëngu naka noonu it ñu ne sooxeel na doxin ak doxalinu nguur gi yéenekaay bu groupe Futurs Médias dikkaat ci njàngatu ñenn ci boromi xam-xam ci wàllu charte réew ñoom lañu gis mooy ñàkk pal geeg xaar googee dafa safaanoog charte réew mi ci boppam le quotidien moom la mu xëyee mooy yeesal gi ñuy xaar ñeel gouvernement bi di remaniement ak allié président Sall yi Idrissa Seck ca la soxna Aminata Mbengue Ndiaye ak Moustapha Niasse kaay bi jàppe leen ay guy yu oyofi reen lool dem na sax ci waxin ba ne seen crédit jeex na li ko waral di seedi langue politique ak nanu normale ci watey gox-goxaan yi nu génn lu jëm ci yooyee watey gox-goxaan nag yéenekaay bi di réew mi soxna Fatou Sow Sa socio-anthropologue di directrice institut de la femme et du genre la dalal muy wax ni mu bëggee naam ci bu mu gisee yenn ci soxna ñu gaal lool écharpe mère ci gox yenn yi waaye ak meram naka noonu ñàkk àndam ci ñenn ñi respecté wul parité gi ca nag mu ne waa yeewi ñoom xawma kan waaye ñoom digge woon nanu ak wàccoo bu nu defee ni ñeneen ñi daanu bette lool kaay bi di waa Grand Place ñëw ñoom ci Oumar Gueye mi lànk ne daanu na ba tey ca Sangalkam ca xew ak teg ci toogu gi maire bu bees ba teew fa ñu ne yabalul it fukk ak juróomi conseiller Benno Bokk Yaakaar am ñu jàpp ne dafa xund maanaam fair playul Oumar Gueye ne déet daf di républicain rek maanaam di respecter loi dëkk bi ak clamé gi nu dugal ngir niilal fa résultat yi terewul nag falu bees Alpha Bokar Xuma yëgalu ko yaram wa toog na yëkkati nay kàddu it woo ñëpp ci bennoo ak booloo ginnaaw wotey gox-goxaani président Macky Sall am na lu ñëw gifal ko muy jën wu rëy wi mu jàpp ci arène politique bu Sénégal di maire bi falu bees ca Médina le mandat ne Macky décroche Bamba Fall terewul tribune ne moom Macky Sall ci géeju problème lay fay ak jafe-jafe yi ku wëree fu ne rawatina front social bi ak grève yi bokk na ci yooyee grève bi ci l'école bi laas ne l'école bi kay mu ngi suux ci crise bu xóot ndax waxtaan yi diggante nguur gi ak jàngalekat yi échecati na le soleil xëy xamal ñu ne état bi teg na ci taabal ji moo ne juróom-ñeenti milliards waaye G7 di mbootaayu syndicat jàngalekat yi dañoo jàpp ne dafa néew lool suñu ko méngaleeg tawat yi yëf yi nag Sud Quotidien jàppe ko yoon wu génnul maanaam bu amul ak sarale ndax ba fii jàngalekat yi nee ñu gisagunu lu ay gët mën a tegu di lu concret waral ñu wéyal grève bi ci 9e plan d'action ñu waxtaane lamb ji ak combat bu am solo bi diggante rëg-rëg ak guy gi le 20 février lay doon incha allah sunu lamb jàpp ne jàppante ñaar ñu bëgg a yéeg lay doon ki yéeg ba noppi macha allah ci wàllu football góolu équipe nationale bu Sénégal Edouard Mendy stade yéene kaay ne mu ngi wéy di dajale raaya ca moo ne bërki de Mondial 2014 mu nekkoon ci chômé ga ci mujj ne raaya nag ak équipe bam la Chelsea di coupe du monde des clubs bi ñu doon joué ci Émirats arabes unis ay bés bi passé mu amoon ndam lu rëy ca Cameroun mook équipe nationale bu Sénégal jël coupe d'Afrique bi teg ca doon góol bi gën a ràññiku ci boobeeb jongante Vox Populi ak coowal Primi Kani dalal moom kenn ci kilifa yi ñu ci tuddaw turam ci coow loolee di ministre Ablaye Sow di kilifa ci fédération football bu Sénégal moom Ablaye Sow jàpp ne dafa am ñu koy tuumaal ca duñu ko teg fenn fi waaye yàlla dina atte football bi it mu ne liggéeyal ko bu ko tax a jóg waaye du xaalis kilifa gi naan dañu ko tëb ci prime yi nag mu ne dafa xaar ba demi-finale yi jot mu ñëw ñu defal ko lépp jour ya gagné mu naan fay leen ma ca nag mu ne gor ci bu xaalis teewee lañu koy ràññee su dee nag ñoom xaalis leen tax a jóg mu ne nañ jël lépp Ablaye Sow ne jamono yi xelam ak dooleem yëpp mu ngi ko jëmale ci Sénégal Égypte ci weeru mars Ablaye Sow yamu ca ndax ci waxtaan wu yaatu weeg Vox Populi ñëw na ci ñenn ñu mu ne jaral na leen ñu demoon seeti sëriñ ngir Sénégal ñàkk ca loolee am na ci firnde waaye mu ne yàllaay dogal. Le Ñambour hôtel et résidence seen savon yi di créole docteur Touraay ak seen gamme Opalia ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. jërëjëf Alaaji Assane Gueye mu jàngat yéenekaay yi noonu kon loola mooy li gënoon a fës ci xalaat juróom-ñeenteel bi journée championnat Sénégal démb leen ko doon tëj ñii di waa génération foot dañoo demoon Louga ca dëkk wa dóor fa njàmbur ñaari bal si dara leen mujjee dóor Gorée daje ak Linguère fii ci Ndakaaru ba noppi dóor ko benn bal ci dara SNEIPS Excellence daal di tëwoo ak waa Dakar Sacré-Cœur Abdou Salam Bey nekk entraîneur adjoint ci SNEIPS Excellence wax ni gone mi dafa seen kim kàttan waaye ndam moo dikkut déglu ko. donc ne woon na match bu metti match boo xam ne ñaari équipe yu ay ndaw la woon ñu ko doon joué si engagement bu metti ak détermination donc joué nañ ko en premier mi-temps mënoon nañ ko maîtriser woon nañ suñu si mënoon nañoo dugal benn bal wala ñaar mu ensuite defuñu ko en deuxième mi-temps 20 dernières minutes yi pene nañu parce que c'est dû à l'aspect physique parce que dû ak préparation bi ñu am mais taxul ni ñoom def na ay erreurs yu bari yoo xam waroon nañ see profité pour dugal si bi defuñu ko donc xam nañ suñu point fort ak suñu ay erreurs yi ñu def say si match bi dinañ si jéem a liggéeyaat surtout niveau attaque bi nga xam ne suñu attaque li ñuy dugal si bii bariwul dara donc dinañ si jéem a liggéeyaat ba nga xam ne bu ñuy dem douane au moins dinañ am loo xam dinañ si mën a dugal ay bii. Guédiawaye dafa daan Mbour Petite Côte démb ca Amadou Bari benn bal ci dara la jongante ba mujje Souleymane Diallo ni goneem yi gàcce ngalaama ndax la leen waroon
def nañu ko. mooy xale ñoo wone effectivement lu tax ñi gagné match bi parce que bu ñu wàññee un but adversaire génn ñu ruus ñu kenn xale yi continuer nañu effectivement seen liggéey bi ñu xam ne effectivement match la boo xam ne c'est vrai football infériorité numérique tout le temps mooy am booy attaquer comme booy défendre moo tax ñi góorgóorlu pour tout le temps ñu nekk en supériorité numérique amoon nañ xale yi capable def loolu def nañ ko tey maa ngi leen si sant di leen gërëm. Est-ce que mën nga ñu wax lan moo déterminant ci deuxième période bi parce que première mi-temps bi xawoon na métti quand même. Oui effectivement parce que bu ñu demee mi-temps changé nañu suñu stratégie de jeu donc mooy lan ñu bàyyi ñaar ca kaw ñi xam ne effectivement match boo encaissé wul yàlla mën na la may nga am poñ te am nañ effectif boo xam ne am nañ xale yoo xam ne ils sont capables de marquer des buts ma ne la effectivement on va éliminer nos excentrés ñi damalaaf dugg si biir donc ñu indi Maroon mu nekk seen ginnaaw dans la position axiale tout en sachant que xale la boo xam ne bu yoree ballon mën na dindi ñaar ba ñetti joueurs bu defee loolu supériorité numérique bi du infériorité numérique du feeñ loolu la def yàlla suturaal ko mu dugal maa ngi ko si sant gërëm di sant équipe yëpp di profiter occasion di remercier président bi tey ñëw naan xale regroupement wax boo xam ne vraiment pour man bokk na si lu motiver xale yi loolu la donc football bi ce sont ses paramètres externes ak internes donc day am solo effectivement des fois genre wax yooyu te maa ngi ko si sant di ko gërëm. gannaaw joxoom ñeenteel bi journée Casa Sport ak Guédiawaye football club ñoo nekk ca kaw tolloo yi poñ ku ne fukk ak juróom-ñaar nga ca am Jaraaf topp ca am fukk ak juróom ci poñ si wàllu Ligue 2 bu Sénégal itam ñu jàpp ni ci dimanche ji Thiès FC ak Oslo danoo tembo équipe bu Wakam Sonacos dañoo tëwoo Duc ak Renaissance dañoo tëwoo ñetti jongante amuti bit Amitié FC moom Stade de Mbour moo ko daan benn si dara Kër Madior daan équipe bu ñaari tali benn si dara ci classement ba Wali daan ak Stade de Mbour ak Sonacos ñoo nekk ca kaw Thiès FC ak Port fi mu toll bu fi yemoon danoo wàcc si deuxième division Sadio Mané gannaaw bu mu jëlee Coupe d'Afrique football bi ñibbi na ca Liverpool démb football na jonganteem bu njëkk ci équipe am booba daaji na sax bokk ci ñuy indi bit bi tax équipe bu Liverpool boobu daal di kon amub ndam ca Burnley moom na dafa daal di génn ba ñu jongante lu teg daanaka waxtu ak tuuti ci geneen jongante ga Newcastle ak Aston Villa ñoom dañoo daan jongante Newcastle moo daan Tottenham ma ngay wéy ba léegi di gën a suux ci biir Wolverhampton moo leen dóor ñaari bal si dara loolu nag tax bu ñuy xool championnat Angleterre ja Manchester City moo nekk ca kaw kenn mënu su koo dab Liverpool topp ca ak Chelsea muy équipe bu sénégalais yi di Edouard Mendy ak Sadio Mané ñu daal di jeexal ak wàllu basketball si góor ñi dem ba ci dimanche ji bés bu njëkk bi Mermoz daanu na ci kanamu Wakam 56-43 UGB am na juróom fukk ci poñ waa Sibak am ñeen fukk ak ñett ci poñ Saint-Louis basket am na juróom fukk ak benn ci poñ dafa daanu ci diggante mag waa US Parcelles ñoo leen dalal ba noppi toskoroñee leen lu toll ci juróom-ñaar fukki poñ ñele am juróom fukk ak benn si poñ loolu mooy li ko doon fës ci xabaaru tàggat mi ñu jàll ci wàllu caada gi ànd ceeg Alaaji Ndaxte Jóob dal leen ak jàmm ci biir chronique ñu leen di xamleel ak patrimoine historique boo xam ne nii ci jamono ji dafa mel ni dafa raaf maanaam joxatuñu ko gëdd ja nga xam ni moom moo ci war mu di gaar bu Tiwaawan di ab site boo xam ne nii dëxëñ na histoire waaye tamit ay souvenir yu bëree bëri ci kanamu gaar bi fala Samba Lawbe Fall di dameel bi mujj ci Kayoor daanoo woon Maam Astukan ciy leeral ñu inauguré ko fukki fan ak juróom-ñett ci weeru octobre ci atum 1897 ci teewaayu André Lebon nekkoon ministre des colonies ci ab voyage bu mu amaloon fi ci Sénégal gare ferroviaire bi ne fii ci Tivaouane bokk ci patrimoine historique national yi bile gare nag mi ngi jàkkaarloo terrain préfecture bi mu doon ab site boo xamante ni la muy fàttali bari na loolu bu nu sukkandikoo ci Atoumane Ndiaye nekk conservateur des archives à la retraite. Seydi Hadji Malick dikkee ba implanté fi Tivaouane dafa jël beneen dimension non seulement waxuma ñi fi ñëw di fi wut si liggéey waaye ñi ñëw di jàng si ak di leeral moo tax chemin de fer bi da ci amoon solo lool chemin de fer bi mi ngi doon réguler nit ñi ci li nga xamante ni mooy seen doxalin te dëkk yu bëree bëri aussi dafa dundaloon seen koom-koom. ci buntu gaar bi fa la dernier damel du Kayor ñàkkee bakkanam di Samba Lawbe Fall. Samba Lawbe dafa xeex ak Alboury Ndiaye dañu tuddee bataille de Guilé le 6 juin 1886 gars yi envoyé benn peloton bu jógee Ndande commandant Chauvet jiite bi ñu dikkee
ñu woo Sambalo bi di waxtaan ak moom ñu daal di soqi bal ya takarnaase Sambalo bi doon dem kër Njobbo ci yoon wi ci la ko commandant Chauvet dabe ñoom ñaar ñu xeex ku gaar bi mu nekkoon àllarba 6 octobre 1886. Atoumane Ndiaye bëgg-bëggam leen dong la moo di bés jot gaar bi ñu defaraat ko. gaar bi dama ne la site et monument historique la xaw ma ndax classé nañu ko déet mais dafa war di nekk parmi les sites et monuments classés donc li moom mandarga dafa solo loolu nag ñi bugg dëkk bi di doomi dëkk bi xam nañu bu baax lan la gaar tekki tey boo demee biir Kayoor Mbul moo nekkoon capitalu Kayoor 1450 nga dem fu mel ne Ngolngol nga dem dëkk yu mel ne ay Njompi wala dëkk yu mel ne Sàq fa nga xamante ni bàmmeelu Demba War nga fa nekk. tey jii situation chemin de fer bi daal di soppeeku loolu fenêtre yu xuur buntu yu yàqu ay mur yu fell ci tënk bi li site historique lu nu war a defaraat la. ciné concert artiste bi di Woz Kali ak waa groupe Oriki di door ab tournée niki tey jii jëmle ba ci juróomi fan ci weeru mars wi di ñëw ñu ciy àndandoo ak siiwalaale film bi ñu duppee La Petite Vendeuse de Soleil nga xam ni réalisateur bu mag bi di Djibril Diop Mambéty génn àdduna moom moo ko tëggoon ak sa bu njëkku boobu tournée nag ñu jàpp ko